yëkkati kàddu nag di wax monsieur le maire de la commune de Bargny kay Ahmed Seck ñu ngi lay dalal ci marché bi di la dalal jàmm di la xamal ne man mi nga xam ne nii maa la fi toogal maa ngi lay seede ne yaa ngi jàkkaarloog ñu bëgg Bargny yaa ngi jàkkaarloog ñu bëgg liggéey yaa ngi jàkkaarloog ñu neex deret li waral loolu ma wax ko mooy amul ci ñoom kenn koo xam ne ni dinaa jàkkaarloog yow ci li nga xam ne moo ñu boole ci liggéey bi te doo ci ànd ak yar doo ci ànd ak teggin doo ci ànd ak jàmm loolu maa ngi lay seedal ne ñi nekk ci marché bi ay daan doole lañu yu am seen jom yu am tamit l'islam yu yaru ñu ngi lay seedal ne monsieur le maire ñi nga xam ne nii ñoom ñoo toog fii jàkkaarloo ak yow li leen ñor yëpp mooy intérêt Bargny li leen ñor yëpp mooy marché bi dox li leen ñor yëpp mooy négocier amu ci kenn koo xam ne dinaa ñëw jàkkaarloo ak yow nga wax ma sa fan donc ñu ngi lay seddal ne marché bi daal marché jàmm la marché sutur la marché ngor la li nga ñu sant woon pour ñu ñëw taxawee ko fii pour lépp loo xam ne ni jafe-jafe la ak rëq-rëq la ci marché bi te mu nekk ci sa responsabilité ñu utal la fa taxawlu ko je crois que ñu ngi koy def suñu kéemtalaay kantan matul nag parce que yàlla rek mooy ki matal waaye maa ngi lay xamal ne ñu neex a diggaale lañu donc loolu rek laa amoon lu ma lay seede di xamal leen ne am na ay kàddu yoo xam ne nii du suñu ressort parce que man sax waru moon wax lu tax parce que ndaw laa loo xam ne nii dama fi toog mooy suñu kilifa lépp loo xam ne dama ko woon ekkati jëmale ko ci yéen mu jóge ci moom ñëw ci mooy yéen moo gën a nekk lu jaadu bon nag damay amale fii sama kàddu di leen wax ne la ma leen waxoon mooy marché bi ñun ñoo ko bokk bu baaxee ñun ñoo koy defar bu bonee ñun yàqul nañ gën a jàpp xam ne marché bi dafa am fu ñu ko war a yóbbu te défi la boo xam ne nii yéen a ngi si ñu ngi si te incha allah yàlla ñu fa yóbbu yàlla ñu yàlla defal ndam. marché ñi nga xamante ne ñoom laa fi nekkal ndax wax dëgg yàlla ñu ngi fi nekk si jàmm ak salaam kenn xeexul kenn xuloowul ñu leen di ñaanal li ñu yóotu yàlla nañ ko jot njaboot dong moo leen fi tax a toog yal na leen yàlla jàppale ba seen njaboot di leen tere si barke yonent bi ëlbatiku di ñaanal monsieur le maire maa ngi lay ñaanal Seck Sow liggéey yal na yàlla jàppale la li nga bëgg si marché bi yal na la ko yàlla defal li nga bëgg si Bargny it yal na la ko yàlla defal ndax ba nga fi toogee ba tey it yaa ngi jéem a xool lu doxal Bargny nga di si jaar de près ou de loin nag ñëpp a ngi lay xool di ñaanal équipe bi nga àndal ndax ñun bi ñu fi nekkee Moussa Ndione mi moo fi jëkk a nekk ak ñun liggéey bu rafet la fi doxal mu jóge fi ndey na ñëw jaar si ay tànkam defi lu rafet marché bi nag ñoo ko mën a dimbali nit ki bu la defalee la nga bëgg da nga koy defal la koy avancé mais nit ki bu la defal li nga bëgg nga dellu ginnaaw bi di ko pakkatal kon kooku da nga koy saboté waaye jàppale wu ko li ngeen bëgg dina ko def li ngeen di ñaan nañu ko defal ndax dafa bëgg lu neex waa Bargny dafa yërëm jigéen ñi Bargny dafa yërëm waa marché bi li ñëpp wax rek 4500 kenn du ko fay si marché ay 15000 francs ay 24000 man nekkoon naa marché central bu Tëngéej nekkoon naa bu kii Khadija centre commercial Khadija 100000 francs laay fay par weer donc bi ma xamee ne aussi du sottiwul dama ko faa tëj bàyyi ko fa ndax deuxième étage boo fa nekk du la fekk si kaw kon moom su yërëmee waa Bargny ba ni cantine yu mag yi ñu ngi fay 7000 francs xaw ñi nga xamante ne ñooy yu ndaw yi 4500 bu nu yàlla dimbalee nag ba li ngeen doon ñaan muyu leen si na ngeen fexe ba am jom ji toll ne kenn ku si nekk bu weer dee na nga wax ko dem fay ndax loolu mooy àddina nit ki bu la jàppalee na nga koy jàppale nit ki bu la dimbalee na nga koy dimbale ndax mairie bii kat ku ne xam na ne lii fi nekk ni siy cantine bu nu góorgóorlu woon bor du fi am mais muy man di sama morom di keneen jaayunu amuñu lu nu fayee mu am yërmande su ñun dëgg si tànkam tëjagul benn cantine te pourtant bu nu ma saana am 2 mois 3 mois ñu fekk fii jël cantine yëpp tëj ni fay leen wala kenn leen tijji ku nekk daw sa kër fëgg la nga yor mbaa nga leb sa nijaay wala nga leb keneen daw dem fay kon moom ba mu ñëwee ba nëgg ni muy maslaa ak nit ñi nanu góorgóorlu ba lii mënuñu lebal ñu fay koko nun waa marché nag maire lebal nañu bor bu nu kenn lebalul nag amel la 20 millions ne la baal naa la ka ah góor de boo ko lebalee mu war laa fay bor
loolu laa si dolli ne fexe leen ba fay ka bor nag mooy ngeen ko jàppale si dox bi mu jëm te Moussa Ndione wax ko léegi mooy marché bi ñu wax presque dama naan Cap-Vert mooy ñeenti communes yi Diamniadio Bargny Yène Sébikotane ñi ñooy Cap-Vert léegi parce que fu aéroport bi nekk daanaka soriwul fii fu port yi nekk Ndeyane Sendou Bargny ministère yi ñu ngi fii si suñu kaw dama naan newuñu Diamniadio Bargny lañ nekk kon nag li yàlla def nañ ko nangu fi ko yàlla jaarale nan nangu dogal mais lancer message ne waa Bargny nañ jàppale suñu marché bi di fi jënd ñi si biti nañ ñëw si biir marché bi ku bëgg a place nag si marché bi ñuy mébét na ñëw si biir marché bi bu ëllëgee nga am fa place ndax ñëpp mënuñu faa bokk am waaye bu ëllëgee ñooñu ñu mën leen faa cërale mu doon marché international. ñoo xam ne dañoo war a confiant gëm yàlla gëm ci ni ñuy ñëw mooy waa Bargny rawatina ñi nekk ci mbirum commerce loolu moo tax ma ni conseil bi passé ma dugal fa ñetti poñ yu am solo nag parce que pour man développement bu Bargny ci ñetti poñ yooyu la dépendre bi ci jëkk mooy lépp lu ñu organiser wul commencé ci kër commencé ci classe ba marché ba lu mu mënta doon lu ñu organiser wul du dem loolu moom foog naa ni jarul ñu ci ñëwaat lu ñu organiser wul du dem moo tax ñooñu ma wax sànq Ndeye ak Moussa ak Koungheul yi mën na leen nañu saytu lan moo am feneen ñu dugg génne indi ñu saytu seppi li ci gën mooy comité de gestion école yi dañoo am comité de gestion poste de santé yi dañoo am comité de gestion bépp structure boo xamee ni ay nit dañ fay daje ñii di jàng wala faju wala daan doole wala bu mu mënt doon dañu ko war a teg ci yoon organiser ko waxuma ne am leen woon organisation de yaa joxoy Adja Safetou Adja Koumba Dieng ak ñi ñu àndal yàgg nañoo taxaw pour marché bi mais ñun suñu liggéey en tant que seeni doom mooy saytu lu am feneen indi méngale ko ak suñu réalité teg ko Bargny loolu moo tax ñu bëgg teg tey comité de gestion bi mairie la ak marché comité de gestion bi lan mooy liggéeyam lépp loo xam ni day tax marché bi jëm kanam mu xalaat ci indi ay solution ñu waxtaane ci appliqué ko ci mbirum cet ci mbirum éclairage ci mbirum animation économique li ñu naan animation économique parce que jamonoy tey dañuy dundal produit boo gis danga koy dundal produit yi ngeen di jaay nii mën nañ ko simple rek bàyyi ko noonu mais mën nañu ko li tubaab naan valoriser mën nañu ko saytu am nu ñu ko jaayee mu gën a am solo jamonoy tey noonu lay doxee loolu comité bi dinaa ñëw ci tout à l'heure ñu installer leen officiellement conseil bi poñ boobu la jëkk nangu beneen poñ bi mu nangu loolu bariwoon na woon ay discussion loolu man dama leen di faral wax ne te ñoom ñëpp xam nañ ko ne leen mairie Bargny yaakaarul marché mairie Bargny warul yaakaar marché te loolu kenn du mës a dugal sama bopp ne mairie bi marché bi moo koy doxal kenn du ko mës a dugal sama bopp lan moo tax parce que feneen la ñu war a wuti indi jàppale leen loolu moo waral bañ ca tolloo ñu wàññi cantine yi ba ñu ñëwee ñun fekk nañu fi ay bor 22 millions de bor lañu fi fekk 169 cantines ameel nañu ay bor
22 millions yooyu tey ñëw na ba 20 millions de bor kenn du ma gëmloo ne nit ñi dañoo bañ a fay situation bi mooy yombul loolu moo tax ma proposé conseil municipal yombul woon ne leen dama bëgg ñu annuler 20 millions yooyu annuler ko waa marché muy 20 millions yoo xam ne nii jërëjëf dama doon wax ni 206 cantines moo fi am 169 amel nañu ay bor yoo xam ne toll na ci 20 millions ñooñu mën nañoo jàpp ni depuis samedi conseil municipal annulé na bor boobu. beneen bi mu des ni amoon na it cantine yoo xam ni amuñu woon ay bor te puisque lépp lu ñuy def rek il faut ñu jéem ko teg ci yemale ñépp ci ñooñuy amele bor conseil municipal bi remercier leen ba noppi accordé leen nit 3 mois yoo xam ni duñu ko fay. ma wax ni donc pour tënk ko mu leer ci ñépp dama ne 169 cantines yi am ay bor muy 20 millions conseil bi jéggal na leen ñi nga xam ne ñoo doon fay amuñu benn bor pour rek mesure de justice may nañ leen ñetti weer ñooñu la ñu may ñetti weer loolu mooy yemale ku ne gis ci sa bopp. ñu ne beneen poñ bi nga xam ne conseil bi décidé na ko mu ne donc à partir 1er août bi dañuy renouveler contrat yépp ñu renouveler ko pour ñépp loolu mooy ñetti poñ yi nga xam ne ni décidé nañu ko en conseil municipal. xaaruñu ci dara lu dul rek ñu jéem a bokk nag teg ko ci dëgg teg ko ci yoon pour jëm kanam man day conseil dama leen wax ne loolu bu ñu ko defee gëm naa ne kenn dootul amel bor te ñenn ñi naan ku amee dañ lay tëj mën na leen xalaatuma loolu du ma xalaat bu ñaaw loolu bu ñu ko defee dañuy jël fii ñun ak yéen engagement ni kenn dootul amel bor duma ci insister
parce que ay gor ngeen yéen a ñu yar gor moom jarul sax ngay yegg ak moom fenn fi moo tax mu bëgg a rassurer équipe bi ñu àndal yépp waxtaan woo gis position yi dina ci bari bor dootul am ci marché Bargny mais gëm naa ne diggéen ñu ko delloo parce que ñun ñoo ko bokk loolu mooy li nga xam ne ni bëggoon naa ko wax loolu moo tax dugguma ay jéen ci couverture bi dugguma ci éclairage bi dugguma ci yooyu yëpp parce que loolu mooy chantier bi ñuy ubbi à partir de suba tey annoncé leen décision yu conseil municipal jël moom ma fi indi woon tey installé officiellement comité bi nga xam ne nii moom la ñuy teg pour kuréel bi marché bi jëm kanam moom ma fi indi woon loolu moo tax damay jox donc Gougey mu procéder lim ñi nga xam ne ni ñoom ñooy membre yi bokk ci bureau boobu. Le bureau exécutif du comité de gestion des marchés est ainsi constitué maanaam ñi la taxawee le président El Hadji Moussa Diop la vice-présidente Adja Joxoy li joo ko taxaw ñu gis la le secrétaire général Habib Dieng joo ko taxaw ñu gis la Habib man na koy jàppale ci biir tam secrétariat bi tafsati aussi Cheikh Thiombane adjoint tafsal ci aussi Mamour Medoun ah kii denc ko pari nag Yaasu Ndiaye asu tege dege secrétaire général adjoint nekk Khady Fall commissaire au compte Baye Mamour Diagne ak Mansour Diong loolu mooy bureau bi nga xamante ne mooy le bureau exécutif maanaam ñooñu le maire jël dogal ne ñii ñooy nekk les membres du comité. décision yi aussi mu jël yàgg nañ ci waxtaan je pense que depuis sax ñuy dooree ci 2016 mu xamal ñu ne mu ne ma élage ma ne ko mu ne ma ñaar dërët ñi jëlee marché 100 francs yi doxalul maire bi liy doxal maire bi mu ngi ci dëgg bi nañ leen jëli ko parce que suñuy yaay yooyu di sonn foofu pour seen njaboot je pense que war nañ leen mën a bàyyi loolu te seeti ko feneen dama ne depuis 2016 mu ngi ci loolu peut-être yàlla nga koy door a dogal te li wax aussi dëgg la bi demee ba xool te gis nañ ne effectivement bor yi fi ne war nañ ko mën a bàyyeeg waa marché bi te terewul aussi maire bi am feneen fu ñu ko jëlee kon monsieur le maire vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant dem na yàlla jàpp mu des nag am na chantier yu mu fi jubal yu mu fi wax c'est-à-dire que mooy le comité bi nga xam ne taxawal na ko dafa am liggéey nag bu mu war a taxawal liggéey boobu moom am na yu mu si junj boo koy xool mooy la sécurité parce que marché bi dafa am sécurité bi bokk na ci lamp yi ñu defaraat ko bokk na ci gardiennage bi ñu xoolaat ko gën ko yokk bokk na ci parce que keroog préfet ñëw na fi mettre nañu en relation avec les sapeurs pompiers dafa laaj ñu def ay bouches d'incendie parce que loolu dafa bokk ci sécurité bi salubrité bokk na ci salubrité bokk moo bokk ci mooy marché bi war na gën a set bokk na ci chantier yi toujours mooy toilette yi am na fu ko fi wax dafa mooy Adja Joxoy toilette yi aussi war nañ ko améliorer war nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que xam nañu ne effectivement parce que il faut ñu ne ci marché bi seen condition de vie gën a baax parce que li tax mooy li ñuy def ci marché bi moo ëpp fuuf li ñu nekk seen kër moo tax monsieur le maire aussi instruire nañu ñenn ca marché ba ak ñenn sa bureau yi benn la parce que seen place su liggéeyukaay la lañ fay passé par heure moo ëpp la ñu seen i kër donc dañu war a def tout ba seen condition de vie au marché mu amélioré mais comme ni mu ko waxee aussi boo gisee comité bi aussi mu nekk
waa marché waa mairie c'est parce que ñu ñoom war a ànd liggéey ko booy xool il faut ñu ànd liggéey ko mooy booy xool allées yi déguerpissement il faut ñu def ko état sauvage bi mu demee nii il faut ñu liggéeyaat ko donc yooyu yëpp dañu war a ànd ñun ñëpp liggéey maintenant nee na baale na bor bi c'est vrai ñun ñëpp ñu sol yëpp mais nag dafa am lu des li des mooy su baalee bor bi mensualité yi foog ñu joxe jàpp nañ ne aujourd'hui waratuñu dem si kenn bu weer de à part du 5 waratuñu dem si kenn kan kay fay parce que nag loolu comité bi dina ci taxaw comité bi moom dina ci taxaw bu mayeti kenn à partir du 5 te fay loo il faut aussi loolu mu leer suñu diggante ak yéen parce que aussi bu ñu leen bàyyee leen 20 millions de dette parce que dañu bëgg aujourd'hui kenn amati bor beneen bi aussi mooy ñi nga xamante ne amuñu bor ñu may leen 3 mois loolu dañ koy sànni mais mu des beneen affaire mooy aussi la sous-location bi fi am il faudrait que aujourd'hui mu leer aussi que ne foog ngeen dimbali maire ni mu leen dimbalee yërëm leen parce que boppam la dimbali bu leen dimbali yéen aussi bu ngeen pour ngeen dimbali ko dimbali seen bopp mooy sous-location yi foog ngeen arrêté ko foog ñu arrêté la sous-location moo tax on a demandé à tout le monde dañuy defaat yeneen contrat yu bees mais du ñu bëgg nag mu leer ne contrat yu bees yu sous-location bi ñu ko nangu mënuloo tëdd sa kër ñëw loué gars yi liggéey ci dafay te doo fay maire loolu il faut mu jeex dañ leen koy ñaan ngeen xam ne aussi ay mesures accompagnantes ay am parce que mënuñu aussi jox la cantine liggéeyoo ci ba pare tëdd sa kër ñi am ñu ko soxla bëgg a liggéey donc loolu il faudrait que aussi ngeen jàppale ñu vraiment ñu ngi leen koy ñaan donc looloo tax comité bi monsieur le maire bëgg nañu dans tout ce sillage là préparer benn atelier sur la gestion des marchés pour waxtaan ak tous les acteurs ñu concerne marché beeg ku mu intéressé ci marché bi def benn atelier pour waxtaan ak affaire bi marché bi par rapport surtout ak marché bi nar a ubbi sa nan lay demee par rapport donc loolu message bi mu leen bëggoon la vraiment di wax ne maa ngi encore une fois gërëm monsieur le maire di gërëm waa marché di gërëm parce que du ma ko fàtte mukk mooy Abbas foog ma gërëm ko sant ko parce que Abbas Ndiol parce que vraiment bi may door a ñëw fi daf ma doon jàppale bu am solo parce que xalaat naa ne moom bu ma jàppale woon sax dina métti trop ci man moo tax Abbas foog ma gërëm ko sant di terminer duggee aussi foog ma gërëm sant la ndax yaa piloté woon comité de pilotage vraiment lépp daf koy di gërëm Ndeye ndax Ndeye aussi moo ma remplace fii mais bi mu ñëwee li ñuy def passation de service waxtaan nañu mais je pense que dafa def continuité vraiment dégg naa aussi jëwam rafet na lool. jërëjëf. dogal boobu ñu gis maire jël xaalis bu dey ni 20 millions jéggal ñu ko ñun waa marché Bargny li ñuy ñaan yàlla mooy ñun tam moom andil nañu ngor ñu delloo ko ngor ba fay ka ba wis ka ñaanatuñu yàlla kenn amee benn weer boo xam ne sax day eggale 10 bëgg nañu weer wu dee la 5 ñu fay maire ndax maire li mu ñu lebal masu fee am masu la am si Bargny li mu ñu andil tey masu la am si Bargny bon nag ñun tam wax dëgg yàlla ngor gi mu am ba andil ñu lii moom la ñuy am ba bëggatuñu sax fay gi eggale 10. déjà pour wax dara damay wax ni lii c'est une première pour Bargny di wax ni am na si satisfaction bu rëy ndax li mu def nii wax dëgg yàlla ñun yàgg nañ ci marché bi mosuñu am taxawaay bu mel ni mosuñu gis ku ñu ko defal donc moom su ñëwee pour une première initier lu mel nii dañ man lu dul kontaan ci et rafetlu ko et fës kee na ànd ci ànd ak moom
pour liggéey marché Bargny mu jëm kanam ca kanam. appréciation bi ñu ci am du muy doon appréciation boo xam te ni positif lay doon parce que marché central de Bargny ku ne xam na ni marché bi dafa dee te marché doon na marché boo xam te ni franchement dafa war a jëm ci kanam et pour mu jëm ci kanam fallait comité bi am ñu mën a nekk en collaboration avec le maire la mairie de Bargny pour ñu mën liggéey marché bi mu jëm kanam te comme moom ci loolu lay dox ñun duñ mën lu dul épauler ko ne serait-ce que marché central de Bargny am benn taxawaay boo xam te ne ñëpp dañuy xam ne marché bi am na fu mu jógee am na fu mu ko yóbbu moom. incha allah baax na lool franchement baax na lool te am nañ yaakaar ne niñ ko taxawale nii franchement buñ ci liggéeyee incha allah marché bi dina jëm ca kanam.